asalaamaaleykum mbokk yi di leen nuyu ku nekk turam ak santam di leen dalal ci studio iRadio ITV di am mbégte tey di dalal ay kàngam ci réew mi parce que réew mi pàcc bu nekk am na xamante ne seen xam-xam fa la màccee tey nag ñu ngi dalal Cheikhou Cissé di président UNACOIS Yeesal dalal tamit kii di directeur du commerce intérieur Ousmane Mbaye ñu leen nuyu di leen sant ci seen teewaay bi fii ci studio bi boo gisee ñu posé débat bi tey mooy maanaam commerce bi ak li nga xamante ne moom moo xew ci réew bi mooy mbas mi naka la commerce bi taxawee ci loolu naka lay demee ak ban impact la mbas mi am ci commerce bi ak tamit naka la commerce yi war a mun a sukkandiku pour réew mi génn ci surtout commerçant yi liggéey ak ñi xam ne état bi leen nekk naka la ñu war a def ba commerçant yi dépassé mbirum commerce ba nekk ci mbirum industrie créer emploi ci région yi xale yi mën a liggéey ndakaaru féex saret mbaam yi wàññeeku fi saret fas yi wàññeeku fi parce que boo leen gisee saret fas yi bëri fi xale yi doon liggéey ci maanaam dëkk taax yi dañu amatul fu ñu jàpp bu ñu gis fu ñu jàpp nag la bu ñëw Dakar wut liggéey pour téye seen njaboot te ñu ngi dem ci événement ya xamante yu mag mel ni Magal Touba mel ni gàmmu ji naka lay commerçant yi war a taxawee ci loolu pour xeex maanaam mbas mi mu bañ a law ci réew mi mu ne gërëm di leen sant di leen jox seen wàccuwaay Cheikhou Cissé yaay président UNACOIS Yeesal bi mbas mi ñëw ba léegi ban impact la am ci seen njaay. a'uuzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim waradallahu lasina kafaru bi xëy si im lam yanaaloo xayran wa kafallahu mu'minin xital wa kaana llaahu xawiyyun asiis sëñ Alassane ñi ngi lay sant di la gërëm ci invitation bii nga xam ne danga ñu ko def ñu di ci am ñaari mbégte ci tasale ma ak suma frère suma xarit di xaritu ñëpp sax d'une manière globale ci lim ñu administré ci wàllu direction de commerce intérieur kon boobu beneen mbégte la question bi nga ma laaj mbas mi su fekkee mbas mi nan la def ak commerçant yi mooy mën naa ne commerçant yi tey jii mbas mi daf leen a yóbbu ci suuf ñi yoroon lu bari presque yor nañ tuuti ñi yoroon tuuti yoratuñ dara loolu moo am muy lu metti nag loo xam ne yàlla moo ko indi wante nañuy def ba génn ci kay la ñuy war a wax waaye fi mu leen yóbbu moom mosuñu am benn coono bu ni toll loolu moom mësta am ndaxte réew moo xam ne la ci ëpp la ñuy consommer dañ koy jéggi su fekkee ne da ngeen a toog lu mat ay ñeenti weer juróom bato ñëwul mënatoo am benn marché bu jógee feneen te yaa ngay songale di ci góorgóorlu à ce que loo mën yaa ngi koy def pour pénurie bañ a am de passage maa ngi gërëm le ministre de commerce ak son directeur bi fi toog nii tey parce que bi mbas mi tàmbalee ba tey ku ne ràññee ne liggéey UNACOIS Yeesal ak direction de commerce intérieur ak ministre de commerce parce que ndaje mi njëkk a woote si CES yaakaar naa ne bi ñu demee def na relais bi yéen a ko yore li ma leen mën a garantil mooy danaa fexe ba dara du manqué waaye nga wax commerçant yi itam ñu bañ a denc marchandise mi bañ ko yokk loolu yaakaar def na ci liggéey bu am solo mais commerçant yi ñu jar a sargal lañ parce que juróomi weer yi coono bi ñu daj mosuñu ko daj ci commerce parce que li ñuy jënd manqué na te am na éthique et déontologie bu leen jàpp ba sañatuñoo yokk marchandise yi daanaka amatuñu bénéfice amatuñu quantité bu doy mënuñu ko yokk te mënuñoo ñàkk jaay loolu moo dal commerçant yi métti na ci moom métti goo xam ne daal depuis indépendance ak léegi lu mel ni mosu fi am Alassane vraiment métti na trop léegi nag solution bi ñu mën a def rek mooy nu ñu leen di jàppalee. daañu ñëw solution bi. waaw dama bëggoon laaj ci Ousmane Mbaye xamante ne moom nekk commerce intérieur mbas mi bi mu amee ci mbirum commerce ban jàngat yéen ngeen ci am. jërëjëf Cheikh Alassane ñu leen di ziar bu baax di ziar président Cissé suma frère di am mbégte di ñëw ci émission bi tey mbirum mbas mi comme ni nga ko waxee président waxee ko noonu dafa nekk mbir moo xam ni maanaam lu inédit la fi soog a am lu bett nag moom saa bu ñëwee rek daanaka day indi distorsion yoo xam ne nii balañ ci jógee mën naa ni mën na yàq lu bëri alors ci wàllu commerce bi mbas bi ñëwee au mois de mars au Sénégal dafa am ay mesures yu bëri yu état bi jël ay mesures de restriction ñu wàññi dem ak dikk bi soo xam sax dañ ko dakkaloon
am aussi ay restrictions d'activité am na secteurs yu bëri yoo xam ne doxatul woon mu amoon it benn njàqare boo xam ne nit ñi tiitoon nañ ko mooy comme mbas mi am na mu law ci àdduna bi yëpp te comme ni ko président waxee réew mi nekk réew moo xam ne nii ci produits yu bëri dañu continuer dépendre ci extérieur est-ce que amoon nañ capacité maanaam faire face situation boobu ñun loolu moo nekkoon suñu défi majeur au niveau du ministère du commerce mooy fexe ba pour les denrées de base fexe ba du am benn jafe-jafe ci wàllu disponibilité mais tamit ci wàllu stabilité des prix suñu kilifa ministre du commerce joxoon ci ay instructions yu mat ñu taxawaay boo xam ni ànd ko aussi ak secteur privé yépp ba jusqu'à présent it loolu suñu borom mi ngi ciy suturaal mais suñu waxee ban kii la am ci wàllu commerce mën naa ni am na ñaari njàngat bu njëkk bi mooy laal na commerce bu baax comme aussi ni mu laal yeneen secteur d'activité yi mais si loolu it xam na lu ñu ciy jànge mooy am nañ benn capacité aussi d'adaptation boo xam ni am na ci diggante bi mu nekk aussi bien ci acteur secteur privé mais aussi consommateurs yi ndax boo xoolee consommateurs yi aussi taxawaay bi ñu ci taxaw maanaam wane na seen capacité de résilience loolu aussi lu am solo la ci am réew alors xañ na nag fi ñu mën a jëm mooy lan lañ si mën a jàngat ak voilà loolu mooy li am solo parce que fi mu ne nii yaakaar naa ni crainte yi nit ñi amoon naan est-ce que du am ay pénurie ci produits yi wala est-ce que prix yi duñ jokk wax dëgg loolu moom liggéey nañ ci liggéey boo xam ni yàlla mi ngi ciy suturaal boobu léegi te am nañ yaakaar ni côté boobu duñ ci am jafe-jafe maintenant li am solo mooy lu ñu bett xaw ñu saxatal ñu am benn capacité de résilience bu am solo buñ ci wane ci secteur boobu maintenant nag nan la ñuy def pour génn ci ndax it affaire bi xaw na laal secteur commerce loolu moom mooy li am mi njàngat bi pour yéen mooy dafa wane réew mi dafa bari dépendance ci extérieur parce que njàngat bi du moom léegi nag parce que réew mi toll nañu fii te ragal nañu feebar bi demagul ba léegi bu ñu continuer di def nii réew yi doon indi fii seen marchandise mën nañ ko arrêté naka lay réew mi yëpp dundal boppam waaw loolu xañ na sax mbas mi dafa ñëw gën koo firndeel comme ni ko chef de l'État waxee mais soo xoolee PSE bi ñu koy tëral am na pàcc yu am solo lu jëmoon ci gën a dooleel mbay li ñuy bay ci réew mi te suñu xoolee ay production horticole yu mel ni oignon mel ni pomme de terre mel ni carotte mel ni tomate liggéey bi ñu ci doon liggéey ci ministère de l'agriculture ànd ko ak ministère du commerce en termes de régulation du marché soo xoolee daanaka jamono mbas mi yëpp ñetti produits yi ma la limal daanaka liñ ci jëfandikoo fii ci réew mi la ñoree kon moo lay wan ni la que su fekkoon loolu law na ba dem ci yeneen produit xañ na même su dul mbas mi yàlla dinañu suturaal ba li ñu soxla dañ koy am ci suñu réew loolu moom dafa am solo ci réew ndax day tax maanaam li ñu naan création de richesse alal ji ngay jël mu dem bitim réew ndax suñu benn ministre da doon wax ni que saa boo jëlee maanaam saa boo importé rek maanaam yaa ngi créer chômage ndax fa ngay yóbbu sa alal foofu ngay créer emploi te li ko firndeel mooy yaa ngi woon wax léegi ñi nga xam ni dañuy jóge foofu di ñëw ci jóge ci dëkk yi di ñëw ci Dakar di fi liggéey si mais soo xoolee secteur yooyu ñi ciy liggéey muy secteur oignon pomme de terre carotte soo demee dans les Niayes ñooñu néew na nga leen di gis Dakar ndax la ñuy liggéey ñu ciy gis seen bopp kon soxlawuñu Dakar loolu nag lañ la wala ñu war a fexe lawal mais it am na lu ñuy wax ni tout le temps jéggaani mais jéggaani mënatul ñàkk léegi ci àdduna amul benn réew boo xam ne nii que li ngay soxla lépp maanaam da nga ko am dafay am loo am fi nga xam ni fi nga am avantage comparatif nga gën ci am doole gën ko dooleel di ko liggéey pour ci sa réew ba jël di ko jaay bitim réew yenn it nga fexe di ko jëli bitim réew ndax xañ na peut-être amoo ci ay maanaam amoo ci avantage comparatif waaye lépp solo mooy li nga xam ni mooy dundal réew dañu war a fexe ba di ko maanaam produire ci biir réew mi te ci loolu ci lañ teg suñu tànk waaw monsieur Cissé ban sorte de crise la ñu war a def ci commerce bi maanaam yan solution la ñu war a indi ci loolu sorte de crise bi ñu war a def fi mu toll nii boobu li ma ci xalaat te yaakaar na ne moo gën ci réew mi mooy nit ñi dellu di bay la ñuy dunde
ndax su fekkee ne dañoo dem di béy la ñuy dundee comme ni ko directeur waxee danañ jéggaani gaa mais li ëpp ci solo loo xam ne lii mënuñu ko ñàkk xam ne bu fi amut réew mi kalambe ni mën na fi am wala leneen suñ ko làmbee daj ko mu am fi li tax mu am nag ñu dooleel pêche bi ak élevage ak agriculture buñ leen dooleelee yaakaar naa ne lii ñu bett man ñu nii ñaanuñu ko yàlla lu ko xaw a nuru yàlla bu mu amati waaye réew mi dana am lu ko doy sëkk ci li muy dundee te am nañ ci yaakaar bu mat itam parce que li tax am nañ ci yaakaar bu mat am nañ firnde bu wóor ci ne gouvernement bi fas nañu yéene jàppale secteur privé ci doole leen ñu investir ci li nga xam ne mooy diggante pêche ak agriculture ak élevage ndaxte Amadou Hott ministère bi nga xam ne mooy économie et des plans te boroom réew mi séddu ko cër boobu mi ngi ciy liggéey bu am solo boo xam ne impliqué na secteur privé ñëpp ñun li ñu ci concerné ñun INACO Yeesal ci jamono yi ñu génn rek yebal na fi direction bi xam ne mooy affaire économique ak ñoom màggat ñu ñëw seesu INACO Yeesal def nañ fa ñetti waxtu leneen fa indi mooy relance économie bi ak nu ñuy def ba secteur informel mën a am ndimbalal état bu nee nañu am ko nag dañoo war a formaliser un peu bañ mën leen a identifier bañ mën a jot ci loola loolu waxtaan nañ ci am na suivi lañ ñu ci wax itam mooy état bi li mu gën a bëgg pour dimbalee ko commerçant yi mooy ñu am ay projets yu baax ak état financier yoo xam ne li leen dama ñetti at ci diggante agriculture ak pêche ak élevage ñu jàppale leen ñu dem ba fexe bañ xam ne réew mi dana am lu mat sëkk ci li ñuy dundee loolu boobu walee état bi dina ci jàppale commerçant yi su fekkee ne góorgóorlu nañ ba am seeni procès am seen état financier yoo xam ne itam mat na ñetti at ngeen baal ma ci publicité bi ma ciy def koo ci xam ne jaar na ci INACO parce que am naa ci lu tax ma wax ko ak yeneen kuréel yi mel ni ñun itam xam naa parce que ministre bi ñëpp la fi nekkal waaye nag ñun li ma concerné rek mooy su ñëwee danañ ko teete ba yóbbu ko foo xam ne fii bu amee banque mu dem fa su banque am amee ay difficulté ak moom suñu waxee ak ministre bi danañ wax banque bi parce que projet état la te 50% état moo koy financé ki nga xam ne moom projet bi dafay indi garantie 50% loolu nag su amee war nañ am ku leen parrainer parce que àddina sax Alassane soo ciy wax munoo wax ak ñëpp dafa am ñooy waxal ñu wax ak ñi ci des ñoom dañoo en général duñu am registre de commerce ñu ci bari amuñu nee na yaa waaye wax nañu yoon bu ñu mën a jaar ba dimbale leen parce que on gère de l'INACO secrétariat ba am na ñoo xam ne ñii dañ leen dimbale yi di defar seen registre de commerce ak nee na yaa ci lu gën a gaaw buñ ko amee ba noppi itam ci ministère bi am na benn kuréel boo xam ne bii siiw ba fa lay nekk parce que am na ñu muy tànn ñoo xam ne dañ leen di faciliter ñoom itam lu mel noonu ay registre de commerce ay NINEA pour dimbale leen ñu mën a accès ci financement loolu itam foog ma wax ko ndaxte loolu luy suqali commerce bi la parce que moment bi ñu toll nii suñu amulee lu mel noonu rek Alassane dafay metti kon commerçant yi ñu rafet njort ci ne koo xam ne am na projet bu baax am état financé état bi jóg na pour dimbale ko secteur informel itam ñi nga xam ne ñi ñoom seeni document matut itam ñu góor formalisé ñoom itam seen wàll nga ci bu soobee yàlla danañ ci jot leneen li ci des mooy état bi mi ngi doon dimbalee tourisme bi di dimbalee ñi nga xam ne ñooy transport fu ci nekk ñi ngi leen di dimbalee ku ci nekk jot nga sa wàll mais commerçant yi ñoom jotaguñ ci bi ñu waxee ak ñoom liñ ñu wax it dafa xaw a nuru dëgg ndax dañ ne mënuñu ñoom da ci am ñoo xam ne muy secteur informel amuñu benn adresse bu ñu mën a jote ci ñoom ba mën a jot ci ndimbal boobu moo tax mu jël relance bi fese commerçant yi yëpp ñi nekk secteur informel mën a formaliser wu pour mën a am document yoo xam ne boo liggéey bu leen état soxlaa mën a am fu mu jaaree loolu nag ñun am nañ ci responsabilité parce que dañ leen parrainer am na ku ñuy wax Tambidou mu jiitee xale yi nga xam ne ñoo nekk secteur informel fekk woon na réunion bi ñu doon def ak waa kër ministre Amadou Hott suñu bureau moom itam def na ci lu bëree bëri fi mu toll nii ci ñi nga xam ne mi ngi leen di recenser ñu fas yéene leen yóbbu ci formaliser seeni activité
ba lu mel ni bañati leen dal loolu la amee fii ci Dakar tous les régions itam section ya fa nekk ñu ngi defal commerçant yi seen registre de commerce ak NINEA ba nga xam ne su ëllëgee bu leen état soxlaa ci dimbali leen comme ci dem dana fekk nga yor loo xam ne mën na sa ca jaar dimbali la loolu daal foofu lañ toll. monsieur Mbaye bu ñuy wax commerce souvent dañuy xalaat lu gën a bëri. jënd bi ci biti jaay. waaye dañuy faral di fàtte diggante dëkk ak dëkk yi. diggante ville ak village yi. commerce bu fa am. te ñu bëri ñu fi jaaree ne nañ ñoom bu ñu béyee ba pare yenn sax dañoo am ay difficulté. écouler seen marchandise. maanaam keroog am nay entrepreneur yi fi ñëw ne na ñoom dañu béyee ba pare. oto pour dugg foofu sax problème la. boo yeewul 5 heures du matin doo mën a jaay sa marchandise day yàqu. yan matuwaay la ñu war a jël pour commerce intérieur bi. gën a fluide te Sénégal mu gën a mun a compter ci produit xamante bu jógee Casamance tey mun naa fanaan Dakar suba. waaw loolu wax nga wax pàcc bu am solo ndax suñu ministre daf ñuy wax ni que autant dañuy jël produit di ko yóbbu extérieur mais autant tamit commerce bi intra région maanaam comme ni nga ko waxee jëlee Casamance yóbbu Fouta ou bien jëlee Fouta indi Dakar commerce boobu dañ ko war a gën a dooleel. alors lii gën a dooleel commerce nag moom mooy créer la demande. ndax même problème bi ñu am nii sax ci wàllu Covid bi li ko indi mooy demande moo wàññeeku loolu mooy li nga xam mooy le constat global pour demande am aussi il faut que nit ñi am maanaam. pouvoir d'achat koom-koom mooy wane ni kon économie tout est lié si wàllu woowu de façon spécifique. liggéey bi ñu ci commencé au niveau du ministère du commerce ministre bi mu ñëwee dafa tëral benn projet boo xam ne da ko tudde connectivité des marchés fexe ba marché yi mën a lëkkaloo ñu nekk Ziguinchor di mën a jaay Dakar ñu nekk Dakar di mën a jaay dans les autres régions ñu xam ne loolu pour ñu mën ko doxal aussi il faut que ñu xool ay organisation yu mel ni chambre de commerce nga xam ne aujourd'hui maanaam mooy en tout cas mobiliser le secteur privé au niveau de chaque région ñu nas ci projet bu am solo bëgg produit yi maanaam acteurs yi région bu nekk ñu xam déjà lan la am ak loolu ñu am fan lañ ko soxlaa soo jëlee lu mel ni mangue par exemple Casamance xam nañu zone mangue la xam nañ aussi ban période la mangue bi di génn ci loolu am na ci loo xam ni dafay dem exportation am na ci loo xam ni aussi dafay ñëw Dakar mais si biir Dakar ñen ñoo nekk ci secteur u mangue li ñuy def nag mooy lëkkale mise en relation su mise en relation bi amee aussi ñu fexe faciliter bépp jumtuwaay boo xam ni dina mën a tax maanaam nit ñi mën a commercer entre ñoom jumtuwaay boobu même ci Covid bi am na lu ñu ci wane ndax Covid bi nga xam ne restriction déplacement yi amoon na nit ñi mënuñu mën a dox ni ñu mën a ni ñu bëggoon a ni ñu waroon a doxee. ñu gaawantalu mettre en place ay plateformes yoo xam ne nii que même yow mën nga nekk Dakar nga maanaam si plateforme bi nga dugg si gis koo xam ne mi ngi am production am mais mu nekk ay produits locaux ndax soo xoolee plateforme boobu tamit loolu mooy kii am ñu ko tuddee plateforme consommer local. produits locaux yi lañ gën a bëgg a jëmmal. yaa ngi nekk Ziguinchor sa produit yi mën nga ko dugal ci biir plateforme bi ki nekk Dakar du ko gis ko mën na xam produit bi xam ses spécifications xam les conditions de vente mën a def commande bi en ligne mën a def achat bi en ligne. léegi même si kii bi nga xam ni que pour produit bi ñëw ñu xam ne mënoon ci am ay jafe-jafe ministre yi nañ mettre en place ay points yoo xam ne ñu leen tuddee ay points relais nga xam ni produit bi fu mën di ko jógee dinañ ko mën a indi foofu ki ko commandé mën ko jël kon ñun ministère du commerce suñu rôle nekkul si jënd ak jaay. mais dañuy faciliter jënd ak jaay. mais est-ce que loolu law na ci Sénégal ba nga xamante ne man par exemple su ma nekkee fonctionnaire nekk maanaam Saraya bëgg a commandé benn produit bi ñu koy defaree Casamance mun naa dugg ci plateforme bi commandé ko indil ma ko ba Saraya. genre digitalisation bi. loolu lañ commencé. lu bees la nag lu bees la ndax ñi ngi ko commencé liggéey ci biir Covid bi lañ ko commencé liggéey mais aujourd'hui plateforme consommer local taxaw na soo ko duggee di nga ko gis ñi ngi nekk aussi ci mise en place des points relais à Dakar am nañu fi installé léegi nag li ci des mooy lawal ko dans les régions ba nga xam ni comme ni nga ko waxee ki nekk Saraya su fa nekkee dina mën a xam su defee benn commande si benn dëkk su produit bi ñëwee fan la koy mën a jëlee mais déjà projet bi am na commencé nañ ci liggéey li ñu ci jublu it mooy fexe ba bépp production locale ak fu mën di ko nekk maanaam jaay bi gën a mën a yomb pour que li ñuy soxla mu nekk ci réew mi ñu mën di ko jaayee ci réew mi alal ji des ci réew mi. xam nga loolu am na solo loolu commerçant yi ban justement taxawaay ngeen am ci projet yu mel noonu parce que yow boo amee sa produit par exemple dindi ko par exemple Sinthiou Bambey ou bien Kanel nga bëgg ko jaay fale Kolda. xam nga loolu dinaa ko waxee sax ni ko directeur waxee dafa ñu fekk moom xam na am nañ benn plateforme bu ñu tuddee Yeesal Njaay boo xam ne exactement ni mu ko waxee avancé woon na ci Covid bi moo ko xaw a arrêté rek
waaye avancé woon nañ ci baax yaakaar na bi ñu koy lancé sax ministre du commerce moo ñëwoon mais dinaa doon def benn parenthèse ci commerçant yi li leen gën a metti fi mu toll nii. mooy marché yi lakk rek bëkk démb suñu mbokk yi nekk. xam nga Louga kuy taal marché. waaw danaa la expliquer yi nekk Louga bëkk démb la seen marché lakk ba jeex te yaakaar naa ne ñoom dañu door a jël seen wàll amul benn raison boo xam ne ci 14 raisons yi seen marché lakkul li ki solution du xamuñu facteur bi koy taal waaye li koy saafara mën nañ ko wax mooy état bi mu génnee loxoom ci marché yi ñu privatiser. marché yi suñ ko privatiser rek lakk yi dina wàññi ko parce que lu tax loolu. lakk li muy bari gisoo fi benn building boo xam ne ay fonctionnaire ñoo fa nekk ak seeni ordinateur muy lakk lu bari marché yi rek ñooy lakk. li tax loolu nee nañ yéen commerçant yi dégg na branchement clandestin yu bëri. waaw d'accord ñoo branché seen lekk. waaw li koy dindi nag li koy bind mooy buñ ko yéenay lakk seen marché. waaw d'accord buñ ko privatiser gisoo fi centre commerciaux yi fi nekk. c'est très rare nga gis bu lakk parce que dafa am ko moom. ki ko moom dana fexe ba du lakk loolu dut fa am parce que marché boo fa duggee da nga fa fekk kuy attaaya fekk kuy def dibi fekk fa lépp. mënoo koo garantil na du lakk. lu barasement yi baax mën na tàkkee neneen mais bu ñu ko privatiser nga xam ne marché bi ki ko moom dana ko def néeg ba muy tëdd ku fay dugg dana xam lu mu fay wut bu guddee dana xam heure bu ñu fay nekk. ak pourtant expérience am na ci Liberté 6. waaw xamoon na seen la ñëw defaraat compteur yi defaraat lépp. mais loolu du ko faj. état moo war a génne loxoom ci marché yi. parce que loolu ñu privatiser marché bu ñu ko privatiser gis nga centre commerce yi dama ko mi nga tëdd ñi fi nekk mu nekk publicité waaye ñëpp xam nañ li ma bëgg a wax. mais doo ci dégg benn marché bu lakk. parce que am nañu ko moom bu timisee am na ñoo xam ne dañ ne heure sangam kenn du fa dugg am na ñuy surveiller biir marché bi ñiy def tissu am fu ñu nekk ñiy def dib yi am na foo xam ne fii duñ fa sax jege installation bi dañ koy surveiller ba nga xam ne wóor nañu ne bu képp surtout amee itam du taal marché bi. mais est-ce que lan moo tax yéen commerçant sénégalais amul loon projet bu mel noonu defar ay centre de commerce yu baax tas ko ci réew mi ci marché yi balaa ngeen di xaar ba ñeneen ñëw bitim réew ñu installé ko ngeen doog bouger. non ñi nekk amul ngeen projet boobu. am nañ projet boobu mais ñu jóge mooy defar marché yi. xam nga mooy moom yu baax. Alsane comme yu boo ko duggee mën a jënd tranquillement. Alsane day set. ñoom sax amuñu moyen. les grandes surfaces yu amuñu moyen. montage financier rek la Sénégal yi xereñ nañ mën nañ lu mel noonu. te biñ ñëwee sax bu fekkee ne suñu bët dafa lëndamoon suñu bët xippiku na que ne lii ñu def loolu mooy li ñu war a def ñun. parce que moo fi gën ñoo xam ne dañoo ñëw andi la lu baax nga naan nañ fi jógee ak yooyu ñun duñ ko wax. lañ wax mooy nañ def lu mel ni ñoom ba concurrencer leen comme ni ñoom dëkkuñu fi dina man loolu ñun ñu fi dëkk suñu lépp nekk fi bu ñu defee la ñuy def ñun ñoo leen di tànne parce que ñun ñoo leen di gën a néew ay frais parce que fii lañ dëkk donc dama ne ñu privatiser ko bu ko defee commerçant yi di def ay marché moderne te jóg ci lii ñuy def nga xam ne at mu ne mu lakk état bi tabaxaat ku fa dugg mu lakk loolu daal laa ne état bi nañu dimbalee privatiser marché yi ñun buñ ko privatiser danañ tabax ay marché yoo xam ne incha allah ci ndimbalu yàlla lakk du fa am parce que ki moom sa kër lépp lu koy lakk da nga fexe ba loolu du fa nekk te day mel ni marché ba bu ñu ko privatiser waa ji ko tabax day nekk comme këram loolu foog ma dugal ko ci. waaw mais xam nga fan nga wax nga. waaw mbirum prix bi. am na Sénégalais yu bëri ko consommateurs yu bëri reproché commerçant sénégalais yi. bu ñu nekkee ci koñ boutique bi. dañu jaay 2 fois plus cher. que surface yi nga xamante ne bëgg yi boo demee jënd bouteille fii. ndox bu 10 litres. jaay ko 400 francs ba dañu boutique ci koñ bi jaay ko 800 francs. loolu Sénégalais yi di dem si boutique yi mag yi. loolu nag ñun duñ ko loolu dafa bokk aussi ci li tax Sénégalais yi du ñu dem ci commerçant sénégalais bu ñu gisee yooyu am. xam nga loolu. lu jënd moom lu yomb rek la bëgg a jëm. kuy jënd lu yomb la mais xam nga loolu dañ leen koy miinal. xam nga nit ku baax boo gis nga grande surface yi fi nekk nii bi ñu door installé c'est très rare nga gis ku fa dugg xamuñu ko woon mais tey biti yooyu nga wax dañoo am problème sax fi mu ku ci dend ak ñoom daanaka doo jaay ni bu ñu fekkee ne bii li ma wax def nañ ko yooyu yow mu nga fay nekk di jaay lu seer dañ la fay bàyyi dem xam nga foo xam ne boo fa dee da nga jënd lu yomb lu baax loo xam ne doo fa jëlee benn jàngoro loolu moo la gënal tey ngay dem ci ay cargo butu yoo xam ne boo fa duggee na ma yàlla jégal ay muus yeeg yëpp dafa nekk. waaw loolu am na solo parce que xam nga yéen sax amoon ngeen benn projet ci ministère bi mbirum mburu bi dañ koy transporter ak yooyu benn moment new nañu mburu bi dañu xool dañu koy transporter parce que yéen saa nga tas ak ay R4 bi ay moto di transporter pain bi kenn xamul lan la boo duggee ci bu di fekk ci ay gunóor yëpp ci biir mais Sénégalais bu ñu demee ci grande surface fekk mu set même bu dee te mu gën a moins cher fa la ñu jëm naka la ñu réorganiser ñoom commerçant yi seen bopp ñu wàññi seen njaay mi ci quartier yi def ay boutique xamante ne yu mucc ayib la parce que am na beneen problème bu ci am aussi am na ay sénégalais yu commencé woon def genre yooyu waaye sénégalais yu bëri dañuy préférer dem ci boutique entre guillemets tubaab bi ba ñu dugg ci boutique sénégalais yi loolu tamit question de mentalité la
ci xelu sénégalais yi la. waaw parce que pour ñoom lu tubaab bi def rek moo baax. waaw loolu xeeb seen bopp. loolu am na dëgg la li nga wax noonu ni que perception la aussi des fois. mais sénégalais souvent damay wax ni que du sénégalais sax maanaam képp koo xam ne dafay dem di jënd un produit ou un service dafa am ay exigence dafa am lu muy wut. loolu lay muy wut fan la nekk. parce que des fois sax di nga gis benn grande surface nekk fële di jaay lu gën a yomb ci ay conditions yu gën a baax nit bàyyi ko fa dem feneen. à côté foo xam ne peut-être conditions yi war bokku leen ay exigence ne ki exigence am mooy proximité na génn buntu këram am li mu am rapidement. kon xañ na peut-être du xool terme de prix wala aussi mën na am ay facilité ay relation yoo xam ni maanaam dépassé na cadre commerce. ñu lebal ko. wala lebal wala yu mel noonu. donc loolu ay exigence la donc commerce yëpp exigence la. pour revenir ci wàllu mburu moom nga wax ak nu ñu mën a rénover les infrastructures commerciales de façon générale ak la distribution ministère du commerce dañ ci commencé liggéey ndax commerce su mu doon doxee 1960 waratuñoo nangu mu ñu doxee ba léegi. soo xoolee secteur yëpp même communication journalisme doon doxee 1960 doxatul noonu. ñu bëgg a continuer ni ñu doon jaayee mburu 1960 kon ne di ko jaayee mburu mais nag secteur soo ko bëggee rénover tamit yow en tant que état mu nekk secteur boo xam ne ay privé ñoo ci nekk état yorul secteur bi. loo ciy def da nga koy ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo koy liggéey loolu la ñuy def ci marché yi moom la ñuy def ci mburu bi pour ñëw ci marché yi d'abord avant ñëw ci mburu bi. marché yi présent li nga wax noonu moom dañ naan okkutu bu daje ak gestu la. ndax it de tout temps ñoom secteur privé position bi ñu amoon mooy que dañ leen a war a tabaxal defar leen lépp ñoom ñëw nekk lu ci dans l'exploitation. dafa yomb di. loolu moom mosoon am. soo xoolee marché yi fi nekk yëpp lu ci bëri du ay privé ñoo ko liggéey. état moo koy tabax. état moo ko doon tabax. ou bien ay collectivités locales. aujourd'hui ak acte kii 3 décentralisation bi code général des collectivités locales dafa conférer tout ce qui est gestion marché aux collectivités locales. mais soo xoolee tey partenariat public privé commencé na. oui kon privatisation moom xañ na état génne loxoom ci marché dina xaw a doy waar. marché aussi. infrastructure publique la voilà aussi ay nit ñoo fay dem il faut que état bi di xoolal moo fay nekk. mais partenariat public privé boobu loolu moom loolu lañ leen la ñuy xaar si yéen. te ci loolu ñun déjà tabax nañ benn programme boo xam ne dañ ko tuddee programme de modernisation des marchés. programme 69,5 milliards. am benn maillage boo xam ni maillage national la am ay marchés d'intérêt régional ay marchés d'intérêt communal ay marchés départementaux ba ay marchés yoo xam ne c'est des marchés spécialisés. yu mel ni ay marchés à bétail yi ou bien marchés syndicats yi donc programme boobu tabax nañ ko pare au niveau du ministère du commerce. aujourd'hui on se heurte à un problème de financement. ndax nekkatul ni état moo war a dem tabax marché léegi secteur privé bi nag prise de conscience bi ñu am nii. comme quoi que ñoom dañu war a investir dans les infrastructures commerciales voilà uti xaalis ñëw ñun foofu lañ leen di xaar donc président vraiment kooku moom ñu ngi leen ci xaar au niveau du ministère du commerce pour ñu jéem a xool vraiment foo leen en termes de priorisation fan ngeen yaakaar ni war nañ fa mën a tàmbalee ñu commencé ci liggéey loolu parce que état moom li mu bëgg tey mu am mooy infrastructure commerciale yoo xam ne nii que c'est des conformes aux normes parce que ni ñu doon tabaxee marché yi ñu wax léegi parce que marché c'est important affaire feebar bi santé bi baaxu ci rassemblement bi baaxu ci dafa am lu mu laaj léegi même su la mbas mi Covid bi dafa am lu mu laaj léegi c'est-à-dire marché yi na ma yàlla baal mais nawet bi nii am nay marché yoo xam ni dañuy sax waaw suñu jigéen ñi bu ñu fa dem parce que les conditions li fa nekk kenn mënu ko wax mënoo ko sax nettali donc vraiment Sénégal fi mu toll nii war nañ dépasser loolu gis nga bii grande surface yi ñëwee organisation professionnelle yi am nañu wax ni mais pourquoi les grandes surfaces mais grandes surfaces yi suñu ministre dañ wax ni que mais ñi fa doon dem mais ñun ñi la Sénégalais ñoo dem ci grande surface yi lu tax ñu jóg jëm ci grande surface comme am na lu ñu gis ci grande surface yi lu ñu gisul woon ci yeneen espace commercial kon léegi lii seen taxawaay mooy fexe ba yéen li ñuy di offrir Sénégalais yooyu ngeen offrir ko te yaakaar naan aussi am na Sénégalais yu ko comprendre parce que depuis lors ñun tendance bi ñu gis mooy gis ay acteurs économiques sénégalais di investir dans la distribution avec des espaces commerciaux conformes da ko defar ba mu baax di fa jaay loo xam ne nii que ay produits locaux la ñuy mettre en exergue ci ay conditions yoo xam ne aussi sénégalais yi bëgg nañ kon ñun ministère du commerce loolu la ñuy encourager alors pour en revenir si mburu mi soo xoolee aussi ni ñu ko doon jaay doy na waar ko distribuer jël mburu di ko def ci ay boutiques di ko def si ay conditions yoo xam ne ay pousse-pousse ñu tabax si benn projet de réglementation boo xam ne nii que fi ñu jëmale mooy fexe ba mburu déjà mu commencé ci boulangerie bi koy defar mu set kan la ak yan condition la koy defaree
boulangerie boobu it fan lay installé. ndax it secteur bi ñu am ci wàllu mburu chaque 2 mois mu am problème. li ko indi mooy manque d'organisation secteur. waaw ko yor gu si boulangerie. anarchie moo ci nekk soo xoolee kenn ku nekk quartier voilà comme jàkk Sénégal. affaire bon jàkkee mu doon. bu yeewoo rek sa koñ créé benn jàkk bu bees. sa ci mburu bi nekk si imam. mais kenn ku nekk fa nga dëkk soo xoolee dafa nekkoon ci boulangerie. il y a cela 10 ans nga xam ne benn wala ñaari boulangerie ça a été multiplié par 2. alors que la population n'a pas été multipliée par 2. oui. donc demande bi ça n'a pas été multiplié par 2. donc éclatement wu marché boobu loolu moo gën a sonal secteur boulangerie. ñuy leen pour ñu structurer loolu. il faut que ñu xool boulangerie buy tijji ci yan conditions lay tijji. mais boulangerie bu tijjee tamit yan conditions lay liggéey. ak nan lay jaayee mburu ñu aussi jël réglementation bees ci wala kan mooy lu war a distribuer mburu parce que mburu ni ñu koy distribuer boutique boo xam ne ni que lu nekk lay jaay nga jël mburu di ko distribuer ça pose problème franchement mais ñun loolu état li nga xam ne mooy cëram aussi mooy mettre en place réglementation mettre en place ay kuréel yoo xam ni dinañ ci taxaw pour ñu appliquer ko mais ñi nga xam ni ñoom la ñuy liggéey réglementation bi tamit faaw ñu am appropriation boo xam ni dañ koy téye def ko seen moomeel ci loolu nag la ñuy liggéey ak organisation professionnelle yu mel ni FNBS yu mel ni RBS commencé ci ay actions yoo xam ni mi ngi commencé dans chaque région am na benn comité régional boo xam ni moo yore lépp tout ce qui est boulangerie au niveau du ministère soo xoolee am na benn projet bu am solo bu ñu fi doon def pour pousse mooy projet jaay ma mburu maanaam ñu gis nit ñi ay espace yoo xam ni espace yu bien la doon invité Sénégalais yi pour ñu investir dans la distribution du pain amoon na sax distribution agricole ñu ko continuer di ko relancer pour ki nga xam ne mi ngi nekk këram soxla mburu mën a oote ci benn numéro mu utiliser tiem WhatsApp am mën a kii ñu indil ko mburoom loolu yëpp ci jamono mooy dox te dañu war a mën a dox ànd ak moom. ñeneen bu ñu ñëwee ci réew mi ubbi ay magasins yu mucc ayib di ko jaay Sénégal di fa dem est-ce que dañuy fekk yéen organisation yi nekk ci réew mi da ngeen tas maanaam amu leen benn doole bu seen biir organisation bi nga xamante ne même bu fekkulee bokkul organisation boo xam ne day ëmb lépp ngir organiser wu mun a dëkku loolu. xam nga Alassane yow da ngaa xamul commerce organisation du defar économie organisation bi dafay encadrer ay membres am mais individuellement entreprise yi nga encadrer seen entreprise yi ñooy dem wuti ay partenaires pour defar lu mel noonu. organisation benn mënul rëy. soo gisee wax loolu ñi jokkee bitim réew ñëw fii. dafa am benn patronat. bu leen boot. waaw doole leen ba ñëw toog. yéen nañ ñoo xaar yéen commerçant yi nag Sénégal. ndax ngeen di mën a organiser seen biir pour am patronat bu dëgër bu leen boot tamit boo leen wute seen projet état appuyé la. xam nga ñun. foofu laa koy waxee. xam nga ñun état li ñuy xaar ci moom. Mbaye wax na léegi affaire marché yi bi ñu koy lancé chambre de commerce ñun ña nga fa woon plan yëpp am nañ ko. waaye moom xam na ne noonu ñu ko doon xalaatee ñëpp a ko apprécier bu ñu ci ubbilee yoon du Cheikh Cissé buy wax nii rek mooy indi ay 40 milliards 50 milliards mais dañoo xam nga àddina dafa ubbiku ba kenn ku ci nekk am na ñoo xam ne Sénégal tey lu ñu nit ngéet dugg fi mais ñu am porte boo xam ne danañ jaare ba dugg fi xam nga ñun bi ñu taxawee inaa ko waaye sal comme ni nga ko xam. porte bi état. waaw mais état bi yoonam nekkul ci loolu parce que état. ñi ngi remercier bu baax ci passage boobu le président de la République parce que ñun bi ñuy fi jógee fi dem Moscou xam nga Moscou dëkk la boo xam ne bii comme ni ngeen ko xamee amul woon relation yu kii ak Sénégal mais bi ñu fa demee dem Pologne ak yeneen dëkk yi nga xam ne bii naa ko waaye jógee dem nañ fa am nañ fa ay partenaires yoo xam ne yi ñun ñoo leen defal ouverture pour ñu dugg Sénégal gis nga bu ñu dimbalee ci jox ñu marché yi du Cheikh Cissé moo koy tabax mais l'ensemble des opérateurs économiques yi nekk Sénégal ku ci ne dem sa partenaire bopp su ñëwee ñun danañ ko yëg en tant que organisation mais moom session ba moo koy yoral boppam. maanaam état Sénégal dafa la war a jël comme ni waa Maroc di def ak privé am buy voyagé dugal nañ ci avion bi ànd ak yéen. loolu mi ngi koy def. ah waaw mais wuy ma yenn saa nag fonctionnaire ba dañ ci dugg ci avion bi bu demee. non man li ma gis xam nga man. xam nga man ngeen dem marché yi ubbi leen marché yi. xam nga man dama dabe. parce que secteur privé yàgg nañu def loolu. man tout récemment lañ jël décret dugal ci Unacois Yessal notamment Cheikh Cissé li ma fekkee président bi muy dem Berlin bëkk démb avant couverte bi am nii bokk naa ci ñi àndaloon dem te gisuma ci avion boobu ay fonctionnaires ak ñoo xam ne ñii seen dem waru fa parce que bi ñuy dem secteur privé ñun 5 personnes yi ànd nañoo président dem ak ministre de commerce ak ñi nga xam ne tey jii. ay kilifa lañ yoo xam ne ci wàllu économique ku leen yóbbu fu mel ni Berlin danañ fa gis seen nattango bu ñu war a mën a waxal man gisuma ci benn politique ci biir avion bi loolu danañ ci remercier président di ko ñaan itam loolu mu yokk parce que nit ku nekk la nga am ngay wàllee
ñun Sénégal lañ am lu ñu fi mën a nekk. ak suñu xam-xam limité président Macky Sall amul ñenn ñu nu ëpp. li ci gën mooy ni Maroc di def comme ni nga ko waxee su koy def ak ñun dana gis njëriñ li muy def te tàmbali na ko nag te ñu ngi ñaan mu yokk ko. waaw am na ñu laajte lan moo tax commerçant yi. bu ñu mettre en place une société avec actionnariat populaire. pour mun a financer centres commerciaux yi. ah mais loolu kañ président si nga war a wax loolu la ñuy xaar si ñoom parce que mbir mi. bu ñu nee Sénégalais bu nekk bu dee ñaar dërëm bëgg ci actionnariat bi ñu ubbi centre commerciaux bi comme ni Sonatel def rek. mais mën na su ma xëy na loolu bu amee mun na am centre commerciaux xam nga da nga wax Sénégalais bu nekk. mais ñoom ci seen biir. aujourd'hui tey mais secteur privé ñaata la. commerçant ñaata la xaalis kenn xamul mais mi ngi noonu. ñu génnee dara mais su ñu amoon projet yu mel noonu. te projet yu mel noonu tamit comme li nga wax léegi ñoom organisation secteur professionnel yu mel ni ñoom. xañ na mën nañ ko bañ a porter mais mën nañ maanaam enclencher mouvement bi. te ñu génne xaalis bu ñu def seen matelas. voilà c'est-à-dire ñooy pousse seen membre yi ci. lii projet la boo xam ne nii que mën na parce que commerçant aussi bon c'est quelqu'un qui cherche waaw ñu lay wut rek. oui waaw koom-koom lay wut. su gisee ni que fii su fa dugalee xaalisam. mën na am lu mu ko jural. nga convaincre ko ci loolu. mais day jël risque bi. mais loolu organisation professionnelle yii foofu lañ leen di xaar. mooy ngeen convaincre seen membres yi ñu def actionnariat yoo xam ne nii que day mën tax kenn ko am 10 millions dugal ci ko am 100 millions dugal ci mais mu nekk projet yoo xam ne day nekk projet d'envergure. yoo xam ni Sénégal soxla nañ ko. mais su boobaa dafay def leen ngeen génne xaalis bi ngeen def ci suuf matelas yi. financé seen projet yi. loolu amul benn problème. gis nga àddina da ngeen am sa confort seen kër. non non loolu amatul. loolu amatul non taluñu ko sax parce que bala ngay laax jaay nga laax lekk amatuñ li ñuy dañ ci ay coffre yooyu. mais li ñuy wax nii. dafa fekk ne xereñu Sénégalais yi weesu na foofu léegi bu njëkk commerçant yi bu njëkk man période bi may def commerce Tamba Mbaye booba daanaka commerçant yi daaw ñu dénk seen xaalis banque comme ni nga ko waxee boo amee sa 5 millions demagoo kenn Mamadou day ñëw na la man damay dem suba nga ne ko yóbbul sama 5 millions balay ñëw yow bala ngay dem yow booy dem boo bëggee siis mu jox la ko kenn amuloon problème ci banque boobu temps du ngeen bindante dara sax seen dëggu ak seen njullite ngeen di jaay àddina dem na ba changé ba loolu daanaka mënatul nekk. mais am na leneen lu ko remplacer loo xam ne tey jii suñu état bi dimbalee rek ci ubbil ñu yoon ñun am na ay partenaires yoo xam ni partenaires d'abord mooy banques yi nga xam ne dañoo nekk ci réew mi. parce que ñu yeewu nañ ci léegi à ce que ñun dañuy contacter sax di wax ni li grande surface yi def pare nañ pour financer ko na ngeen wut projet bi rek. ak société yoo xam ne yi buñ ko joree ñun banque centrale du ñu xoj danañ mën a investir ci secteur boobu ki lañ nekk di liggéey fan yi boo gisee ma ñemee xam nga gumba moom bu la nañ sànnante xeer daf fekk mu dëgg ci xeer soo gisee ma attaqué ko ne ko ni ñu état bi jox marché yi am na lu ma yaakaar tax ma wax ko xam nga ñëwuma fii rek sol sama grand bu naan damay indi ay milliards mais buñ ko defee léegi tey grande surface yi bu ñuy ñëwetee dañuy topp ci suñu ginnaaw wala duutuñu ñëw sax parce que lu ñuy def fii ci Sénégal buñ ko mënee ñun comme ñoom dañuy xat waaye tey ji ñi ngi multiplier dem rek. parce que yéen ñu bari yaakaar commerçant yi da ngeen war a sax même investir ci biir réew mi passer du système de commerce jaay rek. nekk ci leneen industriel waaw maanaam dem ci région yi. waaw ubbi fa ay usines investir foofu. loolu pare nañ ci gis nga boo gisee temps yi ngay dégg suuf yi di am ci homme d'affaires yi nga xam ne ñoo nekk secteur privé dañoo seen bët dafa xeppiku ci loo xam ne nekkuloon bu njëkk kenn amuloon xereñu gis nga ñëpp ay daw di anticiper di dem ci ay dëkk di jël ay suuf lu tax ñu di ko def nekkul seen propre moyen ñoom mais am na boo xasee am suuf soosu da ngay am partenaire boo xam ne loolu la doon wut ñun léegi ubbi ko nañ ci loolu nee naa la inaa ko waaye sel bi mu taxawee léegi li mu def ci bitim réew moo ëpp li mu def Sénégal lu ma la bëgg a wax ci loolu. Milan gi ngay wax ni am nañ fa bureau boo xam ne tey ma ngay fonctionner ñi nga xam ne sax ñi ngi nekkoon foofu daan nekk immigré nekk fa ña ngay dem ci biir am nañu programme retour boo xam ne bu nu yàlla dimbalee bu nu woon tënk-tënk yi am na ci mbas mi kon da ngay gis ñu bëree bëri ñibbisi te ñun daanaka sunu xereñ ak ndimbalal yàlla moo tax ñu yee leen ba ñu war a dellusi ci dëkk bi te woowuñu leen rek ñu ñëw fii taxawaalu dafa am procès yu am solo yoo xam ne mënu ma ko wax fii ci rajo bi ci télé bi mais suñu yàlla dimbalee état bi jàppale ñu investissement moom dana am nañ banque yu ñuy dimbalee am nañ ay partenaires mais marché yi laay wax d'abord marché yi moom il faut que ñu def ay secteur ay marché yoo xam ne secteur privé da koy gérer ndax gis nga li am Sandaga nii marché Kermel ngi nii moom itam marché bu yàgg la te am na ay partenaires yoo xam ne tey jii bu fekkoon ne bii critères yi tegu na balay suba ngi def marché boo xam ne mosul am ci sous région bi danañ ko defar comme ni ñu koy wutee am nañu loolu lu ci wér am nañ partenaires yu koy def yoo xam ne pare nañ pour financer ko. waaw directeur de commerce intérieur ñu ngi dem ci ay événements yu mag. Màggalu Tuubaa gi ñëw
gàmmu ñu koy xaar. ñu ngi ci benn situation xam ne période de maladie la pandémie la. te feebar bi dajaloo la bañ. dajaloo bi day lawal feebar bi. gis nañu France nu mu bëree foofu benn cérémonie religieuse mu amoon foofu Montpellier. mu law ci réew mi. ban matuwaay lañu mën a jël ci événement yooyu ci mbirum commerce pour moytu jënd ak jaay bi indi njeexital ci yaramu nit ñi. waaw li si jiitu mooy ñaan yàlla mu yóbbu si ak jàmm aussi donc loolu mooy li jiitu li si des mooy fexe ba événement yi su amee lépp lu ñuy soxla aussi ñu liggéey ci en amont pour que loolu am loolu déjà lu ñuy mën a dimbali la pour éviter rassemblement yooyu di am ndax wàllu commerce lay am loo bëgg rek mu jëndi ko su fekkee loolu nga bëgg fa nga koy jënd am na fa ensuite aussi mu tas donc nañu mën a dimbali ba nga xam ne nii que xañ na rassemblement yooyu nga xam dañ koy éviter mais am na aussi un important volet de sensibilisation aussi joola am donc loolu aussi organisation professionnelle ngi ciy liggéey ndax soo xoolee aujourd'hui ci marché bi depuis bi nga xam ne ministre de l'intérieur jël na les nouvelles mesures wax dëgg am na aussi benn prise de conscience ñun bu ñu seetlu semaine bii gis ñu que ni ñi ngi sol seen ay masques ñi ngi essayer de respecter distanciation sociale yi loolu am ko Dakar it fu ñu mën di ko am événement tamit yaakaar naa loolu lañ fa yóbbuwaat donc yaakaar naa nañ continuer sensibilisation bi ñun li ci ministère du commerce rôle mooy fexe ba événement yi su amee lépp lu ñu fay soxla ñu fexe ba mu doy fexe ba aussi fépp fu ñu ko soxla mën ko fa gis loolu nañu mën a dimbali ba nga xam ni maanaam nu ñu soxla dem di am ay rassemblement pour di wut benn produit wala ñu wut benn service. xam nga ne màggal bu ñëwee ak gàmmu. moment de rassemblement yu bëri la. te surtout moment de commerce échange commerce bu bëri. ñi di jënd ñi di jaay. yéen commerçant yi ban matuwaay ngeen jël. ci loolu pour feebar bu nga xamante ne am na fii ci réew mi ñëpp kenn du ko laam-laame mu ngi faagagal nit ñi naka la ñuy def pour ñu moytu feebar bi gën di law. rassemblement yooyu bu amee ñun liñ ciy wax ñun commerce dans un premier temps commerçant yi lañ daan wax lañ leen di wax. ñu bañ a profité ci loolu di jaay ay marchandises yu baaxul ñoo dencoon mu nëpp wala leneen bañ di yokk marchandise ak leneen ndaje mi nag liñ ciy ñaan yàlla jeexal ko balay ndaje yu mag yooyu di am parce que ndaje yooyu nga xam ne moom lañ junj fii muy màggal Tuuba ak gàmmo day ndaje yoo xam ne organiser ko ci ay en distance day jafe trop parce que ku ne xam ne ku ñun ñi nekk fi ku ci ne fekk na la fi su fekkee day am ñaan yàlla balañ ci egg mbas mi jeex ñu def ko convenablement parce que mbas moom dafay loo xam ne yàgg na fi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbas mosoon naa am benn saxaabi yu moo ko doon nettali asaamatu moo ko doon nettali mu ne yonent bi mu amee dafa wax ne suuf su mu leen fekk fu ngeen ko dégg bu leen fa dem su fekkee suuf si ngeen nekk la nekk bu leen ko génn Sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu bi mbas mi amee njaareem dafa waxoon sëriñ bi ñu wax sëñ Maalik Njaay ne ko yéeneel wax ne bu kenn génn dëkk bi mbokk mu ngeen am muy ñëw itam na ngeen ko ne mu toog kon lii ngi nga xam ne moom la ministre de l'intérieur di def l'islam jiitu ne ko ci bu yàgg jiitu ne ko ci mbas c'est pas la première fois mu am fi histoire bu mag laa lay wax noonu loolu bokk na ci li nga xam ne moom bu fekkee feebar bi jeexut lu koy freiné gisuma ci lu ko tane loo xam ne Muhammadu Rasulullahi defoon na ko ci dundam Sëriñ Tuubaa defoon ko ci dundam wax dëgg yàlla ku ne war na koo mën a def loolu laa ciy wax li nga xam ne mooy commerce bi nag moom li ma leen ciy digal mooy bu amee ñu bañ a yokk matin bañ ci profité def loo xam ne lii bis bàyyi tax su fekkee ne nag mbas mi dafa continuer nii impact bu rëy nekk ci économie Sénégal parce que màggal Touba ak gàmmo ay milliards moom lañ daan am ci économie réew mi comme mbas mi ñëw na wàññi suñu doole économie bi xaw a dem teer su fekkee ne màggal gi ñëw na nam daan demewu ni dafay gën a tracé économie parce que màggal Touba li mu daan indi ci ay koppar fii ci réew mi daanaka mën naa ne bu ñu xaajee at mi fukki weer ak ñaar juróom-ñetti weer yi la màggal gi indi ci juróom-ñetti fanam yooyu
yeneen bis yi mënuñu ko indi. te gis nañu màggal bi souvent dafa mën jógee bitim réew doon ñëw. dans le monde entier du ñëw kenn ñëwatul. du ñëw. loolu nag nekk na rek déjà actuellement ci loo xam ne dana wàññi économie bi nga xam ne daanañ ko am ci màggal gi di ko am ci gàmmu yi loolu nag yàlla moo ko indi. dañ koy comprendre noonu. waaye li ma ci xam daal mooy commerçant yi gis seen jëm bopp li gouvernement bi santaane ñoom xam ne ñoom lañ koy defal parce que Alassane Samba su jógee këram day ñëw fii ci rajo bi fii boo ko xoolee. ak seen pompe yi ngeen yore xaw ma nu ngeen ko sel xaw ma c'est mooy garaaw ak commerçant yi tey jii boo duggantee marché fu mel ni marché nu ñu ko tuddee marché Gueule Tapée bële da ngay tiit parce que yow da nga naan fii moom fi la feebar bi nar a dëkk mënuñu ko parce que situation bi moo koy def kon ñoom ñoo gën a war a tiit gën a war a takk seeni masque gën a góorgóorlu pour mbas mi génn ci ñoom parce que bu ñu ko defulee bu fekkee ne bi kon ni 100 la 99 yëpp ñoom ñoo koy consommer kon commerçant yi li ñu leen digal ñoom ñu xam ne lii lu am la te bu kenn yaakaar ne dañ koy wax noonu di wàcc rek parce que Sénégal yi dama doon wax bëkk démb naa leen nga baal ma monsieur le directeur parce que te yaa fi nekk ku gën a jege nguur gi dama doon wax na nguur gi pourquoi pas bu nit ñi faatoo duñ ko génne télévision ko ñu ne diw moo faatu mi ngi nii parce que nit ñi dañoo dëgër bopp. yaakaar nañ ne li dañ koy wax rek mais ak coono biñ ki daj juróomi weer borom réew mi noppalu kenn noppalu dañoo defee ne loolu war nañ ko mën a def rek pour waxi kese. mënul nekk nit ñi war nañoo gëm ne feebar bi lu am na te mi ngi yokk lu ñu mën ci moytu ñu de ko def. man daal loolu laa ci am inconscience la rek waaw sensibilisation bi naka lañ ko mën a renforcer. surtout ci événement yi rëy yi ñëw nii. waaw je pense que ñoom am nañ ci rôle bu am solo état bi am ci rôle bu am solo. te it mesures yi gouvernement bi jël. commencé na aussi am impact man démb dafa am benn scène boo xam ne maa ko assisté. au niveau du marché du port dama wàcc taxaw foofu am lu ma doon jënd ma gis ni. ñeent commerçant la ñu woon ñett ñi takk nañ masque kenn ki takk na masque mais da koo wàcce man sax bàyyiwuma ci xel mais dafa jekki ba ci yàgg benn waaye moo ñëw ni nipp loxoom ni ko c'est la police ñëw dugal ci oto bu ba mu fa jógee ña fa nekk ñëpp dañu gaaw réagir ñi amul masque dem jëndi masque ñi amul takkuloon seen masque takku ko kon mën naa ni fi ñuy liggéey fu bëri la sensibilisation bi waaye répression bi am na solo ndax xañ na intervention bu agent bu def foofu dina am impact boo xam ni mën naa ni fii ak weer foofu moom ku fa taxawaalu di nga takk masque xam nga donc pour dire que kenn ku ci nekk am na rôle bu mu war a jouer état bi mi ngi jéem a def li mu mën mais nit ñi aussi comme ni nga ko wax commerçant yi nga xam ñoom la ñuy wax ñu takk seen masque wala ku fa ñëw na takk seen masque na takk masque am ñoom avant état bi di leen aar ñoom ñoo war a mën a aar seen bopp. seen santé bopp ñoo war a sa aar seen bopp. balaa nga naan feebar bi man jàpp ma ni que nit ñi am na ñuy lam-laamee amatul amul man parce que feebar bi moom nit warul lam-laamee ndax am na war a amul. problème bi kañ mooy inconscience moo fi nekk. léegi nag da ngay mën a continuer sensibilisation bi yéen journalistes yi nañ ci def liggéey bu am solo ñu ci félicité. état bi continuer ci répression bi mu def ak aussi oyofal pour que aujourd'hui masque soo génnee 200 francs nga am sa masque. nit ñi dañuy am masque bi duñ ko takk. donc franchement loolu moom mbir la moo xam ne nañ continuer sensibilisation bi continuer aussi répression bi à côté. war kii yooyu da am événement yooyu muy màggal marché sax événement la ndax ay nit ñuy dajaloo la. nit ñi su fekkee respecté nañ maanaam mesures yi nga xam ni wax nañ ko yàlla mën nañu suturaal ba peut-être événement yi mën na am sans que mbas mi aussi mën a am impact ci événement yooyu. parce que ñi seen xam-xam màcc ci mbirum gestion épidémie. dañoo constaté événement rassemblement bu amee. bi ñu fa jógee feebar day multiplier par 5 6 7. oui Cheikh Soxna bi xamante ne dafa liggéey dëjee rawul ñëw na fii nee na moom daaw na sax liggéey ci loolu ci Magal Touba. benn mois bi fi choléra bi ñoom liggéey ci. ñu wone ndox mi. maanaam raxas loxo yi ak yooyu. dina wàññi lu bëri contamination yi. waaye mbas mi nii dafa doy waar. te nu muy contaminer dafa gaaw. léegi lan la ñu war renforcer encore sensibilisation bi. pour éviter événement yi buñ ci génnee mu yokk parce que gis nañu bu ñu génnee ci affaire tabaski bi gis nga feebar nu mu tasee ci réew mi. partout léegi pratiquement feebar dugg na fa. ndax ne dañu jóge Dakaaru dem dugg ci région yi xëy na wala ñu fa nekk. sensibilisation bi mooy ñu yokk ko rek waaye damaa jàpp ne man li ma gëm mooy répression sax ci nit ñi naa leen boo ko takkul fay 10 000 francs Sénégalais ñoo amul conscience parce que dañoo xam ne man de li ma jàpp mooy nit ñi bu fekkoon ne li ma wax ni def nañ ko génne ñi ci feebar ñi nga xam ne ñoo faatu ñu génne leen kon kenn police du jàpp kenn nañ gëmuñu ko te
wax dëgg yàlla boo jekkee bañ ne la ñëw ne la lii nga xam ne da lay rey. ñu ne la kat da ngay takk lii ba pour bañ a dee wala nga fay nangam nga door koy def mais gëmoo feebar mooy li ma la wax buñ ko gëmoon duñu xaar foofu policier kenn bu état bi nee bu leen takk masque nit ñëpp xëy na duñ ko def dañuy takk masque parce que dañoo bañ a dee mais di gëmuñu ko foofu la wax bi nekk Alassane. bu li ma wax bu ñu ko defoon ba ñëpp xam ne ñii faatu ñu ngi nii di leen gis ku ci ne tiit état bi duutu jël ay policiers di leen di def loo jëlee ren waaye du leen jël naa dem leen ci marché am nañ beneen liggéey bu dul loolu ndaxte bu fekkee ne yow lii boo ko fekkee ne tëkkoo ko da ngay faatu nga gëm nga ko yow su ñu ñëwee ne la tekki ko da ngay bañ li tax ñu leen di forcer ki teg ko mooy gëmuñu ko foofu la ñu war a def la nit ñi war a xam ne lii lu am la te day rey nit ku ci nekk xam ne mën na la lor mën na lor sa njaboot nga wax say njaboot yépp borom kër yi d'abord bu ci kenn génn sa kër teg ko masque buñ xaar policier ci loolu ndax dañ leen di sonal policier am nañ beneen liggéey bu du dem ci marché yi di wareelu loolu mën naa ñàkk màggal yi nag ak gàmmo moom bépp musit buñ ci daan jël ci actuellement bi dara amut bu loolu amee lañ ko gën a war a mën a def ndaxte fu mbooloo di dem mu bari suñ góorgóorluwut di takk masque yi di jël sel comme ni nga ko waxee di raxas distance ñu def ko suñ fa jógee feebar bi day gën a yokk dañuy ñaan yàlla kay balaa looloo am yàlla na yàlla jeexal feebar bi ci réew mi mais gérer ko dana jafe trop loolu daal moom bokk na ci loo xam ne dina ko jox moom. voilà temps bi ñu joxoon jeex na. waaw merci. maa ngi la gërëm di sant di gërëm Cheikhou Cissé président Unacois Yessal. di gërëm Ousmane Mbaye directeur de commerce intérieur. di gërëm ñëpp xam ne ñu ngi doon suivre di waxtaan ak ñun ci maanaam di xew ci réew mi. di waxaat nit ñi encore di la ñaaxaat feebar bi du caaxaan. gis ngeen suur bu nekk nit ñaa ngi yokku kaay ngi yokku ñun nag ku nekk si boppam yaa war a jël sa responsabilité xeexal feebar bi aar sa bopp aar sa njaboot ñu ngi gërëm ñëpp ci teewaay bi di leen jox di daje fan yi tamit ay sudi njaac dina ñëw équipe bi continuer matinal bi jërë ngeen jëf